sayet délégation bu Dagana di wéyal jéego yi ngir taxawu baykat yi yoon wi nag mu jël wàllu formation bi nga xamante ni tàmbali woon na ko di ko wéyal ginnaaw nag bi mu formé ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pompis yi jëm ci wàllu gestion de l'eau yoon wi nag mi ngi jël tànk yi teg ko fi nga xamante ne nag moom moo di gestion bi nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu fonctionnement wu union yi ak groupement yi madame Ndoye directrice délégation bu Dagana dellu siwaat na ci ay leeral jëm ci wàllu wi. bu ñu lancé les campagnes dañuy faral di def lu ñuy wax des tournées de suivi des campagnes tournées de suivi campagne yooyu nag ñu nekk ay moments d'échange yu am solo entre service service technique et financier ak les producteurs moment d'échange yooyu nag ay producteurs yi di ci formuler ay demandes de renforcement wu capacité donc looloo waral boo ko xoolee sax daaw ci contre-saison wu daaw bi ñu defee tournée de suivi campagne saison sèche chaude 2021 béykat yi waxoon ñu ni coût de production wu ceeb bi daal seetlu nañu dafa élevé trop bi ñu jógee ci tournée boobu nag pour apporter ci une réponse concrète à ces attentes la ñu waxoon ni comme coût de production bi dafa yokku nañu xool ci ban levier la ñu mën a agir pour fexe wàññi coût de production bi ci naka noonu la ñu xool saytu gis ni coût d'irrigation yi am nañ fa possibilité am nañ fa marge de manœuvre boo xam ne buñ fa agir rek coût de production yi dana wàññeeku donc toujours ci poste boobu ñu ni kon donc nañu fexe agir ci en tout cas pompis yi agir ci pompis yi ci tàggat leen ci naka la ñuy saytoo station de pompage bi naka la ñuy toppee puissance souscrite bi naka la ñuy moytoo yenn heure de pointe yi ba nga xam ni dinañu mën a def ay yaxanal yoo xam ni dana mën a tax coût de production bi wàññeeku defe naa daaw ñu tàggatoon pompis su délégation yëpp mu amoon jeexital bu am solo ren nag bi ñu delluwaatee def suñu tournée de suivi campagne saison sèche chaude 2022 béykat yi aussi exprimé waat seen besoin en renforcement de capacité renforcement de capacité nag yaakaar naa dafa nekk lu am solo parce que boo jëlee axe benn poñ la bu am solo ci axe su PSE nga xam ni dafay permettre ñu contribuer agiraat bu baax a baax ci renforcement capacité wu capital humain bi yaakaar naa looloo taxoon bi ñu jógee ci tournée bi ñu waxtaan ak les partenaires techniques ñu xaatim benn programme de renforcement de capacité jëmale ko ci béykat bi programme boobu nag boo ko xoolee juróomi module la ñu xaatim ñu ngi ko doog a door tey ji juróomi module yi bi ci njëkk door nañ ko tey mooy la gestion financière et comptable d'une campagne agricole ñu ànd ko ak CGR. mu di nag formation yoo xamante ne bu ñu sukkandikoo ci kàddu directrice bi fas yéene nañ ko wéyal jëm ci wàllu DPV li nga xamante ni moom moo di xeex li jëm ci wàllu bioagresseurs yi waaye nag ISRA mi nga xamante ni moom moo leen war a tàggat tamit jëm ci wàllu xeex li nga xamante ni moom moo di ñax yu bon yi laata ñuy àgg ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa DRDR ngir taxawu li jëm ci wàllu formation yi ci wàllu semence yi. mardi prochain le 26 dinañu ànd ak SIFA tàggataat béykat yi ci structuration ak fonctionnement d'une OP buñ fa jógee aussi au mois de mai dinañ ànd ak la DPV tàggataat sensibiliser waat béykat yi par rapport à la gestion des bioagresseurs moo waxee les bioagresseurs moom mooy gunóor yi moom mooy picc yi moom mooy raa yi ak aussi yan mesures préventives la ñu leen di wax ndax ñu mën a moytu lool bu baax a baax a baax buñ paree ci DPV 4e module bi ISRA moo ko fas yéenee def ndax xam ngeen ñax mu bon bi dafa lëmbee delta bi bay tere béykat yi ñu fay seen rendement foofu aussi bëgg nañ fa tàggataat béykat yi ànd koog ISRA sur la gestion des mauvaises herbes rawatina Gallo Médoune bi nga xam ni ñu ngi ciy def programme bu am solo programme pilote d'achat groupé de granit boo xam ni mi ngi commencé am ay résultats yu am solo beneen bi ci des te ñu nar ko mujjee muy semence yi nga xam ni la qualité des semences moo tere nelaw ku ne incha allah daañu ci def aussi benn module de formation ànd ko ak DRDR bu ko defee nag ci campagne kon saison chaude bi daañu dispenser ànd ko ak partenaires yi juróomi module yii ma leen wax ndax mën a tàggataat béykat yi bu baax a baax bu ko defee nag ma ciy profito di remercier bu baax a baax les partenaires techniques et financiers ñoom ñi nga xam ni aussi ils ont voulu répondre à notre appel ñëw nañu efficacement pour en tout cas contribuer ci renforcement capital humain wu délégation
la ñu jàng nag ci module bi moom moo di naka la ñuy saytoo campagne jaarale ko nag ci kuréel yi nga xamante ne moom moo di gestion wu organisation paysanne loolee ki koy xamle moom moo di ki nga xamante ni moom moo di formateur bi di Malick Sy. gestion comptable financière dina OP maanaam lépp lu jëm ci wàllu saytu kuréel ni ñu saytoo campagne donc moo nekkoon vraiment titre module bi donc ci loolu aussi jot nañu waxtaan lu jëm ci wàllu jumtukaay yi nga xam ngay soxla booy saytu campagne. commencement campagne rek ba fin de campagne donc lu njëkk def d' abord mooy def benn rappel d' abord ci cër ak wareef ñi nga xam ne ñu am ndombal tànk ci kuréel gi ba pare nag soog nag dugg nag ci li jëm ci wàllu saytu bi saytu campagne bi ni ñuy saytoo campagne mooy lan mooy fexe ba ku nekk nga xam ban taxawaay nga am ci biir campagne bi ci bureau bi ci CA bi ci commission technique yi xool lëkkaloo bu am diggante commission yi donc ku nekk sa cër ak sa wareef xool donc lépp lu jëm ci wàllu gestion stock bi ni ñu koy saytoo xool gestion achat yi ni ñu koy saytoo xool caisse tamit ni ñu koy saytoo ba ci compte banque bi donc loolu bokk na ci li nga xam ne vraiment waxtaan nañ ko tey ci formation bi. xam nga ñun waa CGR ñun suñu liggéey mooy gunge donc suñu liggéey mooy gunge leen ci wàllu saytu donc ñun lu ñu def mooy am nañu suñu dispositif déjà présent boo xoolee par exemple fii ci Dagana am nañu donc CGR Waalo moom mooy donc moo couvrir kuréel nekk département Dagana yëpp am na aussi Podor muy CGR Fouta am na aussi Matam Bakel aussi moo yore donc organisation nekk Matam Bakel ñun li ñuy def mooy lan mooy fekk la sa bërëb ànd ak indi suñu ay jumtukaay indi suñu ndaw gunge leen jàppale leen conseiller leen jàppale téye seen comptabilité commencement campagne ba fin de campagne defal leen restitution ba pare aussi ñëwaat un peu encore ba tey di leen gunge ci wàllu formation moom laay def ti ba pare aussi gunge leen aussi ci wàllu analyse économique lii bokk na ci li nga xam ne vraiment ay liggéey nga xam ne moom la CGR war def ci kuréel yi. naka noonee nag ca weneen wàllu wa ñi nga xamante ni ñoom ñoo di bénéficiaire formation bi ñu ràññee ci bu baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiite union wala organisation paysanne ñi nekkee ci délégation bu Dagana ñoom nag si seen kàddu kenn ku ci nekk rek di dellu siwaat di wax ana yan ngëneel la gis ci daje bi. Premièrement ñu ngay gërëm directeur général de la SAED bu ñu fi indil madame Ndoye mu nekk la directrice de la SAED te yore xalaat yu rafet nga xam ne mu ngi ko xalaatal béykat yi bu baax a baax. te di def ay tournée parce que chaque mois mën nga wax madame Ndoye mu nga def tournée dans la vallée pour nemmeeku béykat yi lan mooy seen jafe-jafe seen mujj tournée bu ñu defoon fii mooy paysans yëpp du ñu wane woon ñoom duñu ñaan ñu amal leen ay formation lu dem ci seen comptabilité seen président rôle et président seen secrétaire ak yëpp madame Ndoye gis ko xalaat ko bu baax a baax ñu jàpp ci tey nag muy premier jour bi ñu war ko def te à la délégation de la SAED ci centre Dame ñu xool ni invité nañu waa CGR waa SIFA ñëpp ñu nañ jàpp ci mbir mi mais ñun en 80 dama rappel bi en 92 bañaa ñuy dugg ci ay GIE SAED dafa ñu defoon ay formation dan mooy président dan mooy représentant mais soo xoolee presque chaque 3 ans dañuy def ay renouvellement ñu bees ñooy ñëw donc ñu bees ñu ñëwee duñu laaj ñoom tam ñu defal leen ay formation parce que je me rappelle bien en 2004 bu ñuy adressé centre gestion dañuy defar ay module defal ñu ay formation ak ay module mais depuis boobu ba léegi amatul ay formation donc nag léegi ñu ngi rafetlu formation bi nga xam ne madame Ndoye moo ko initié bu baax a baax ànd ak producteurs yi ak union yi. non formation bi li ma gisee mooy c'est intéressant dans la mesure où dañuy yokk suñu xam-xam xëy na xam-xam am na lu fi ñu jot a nekk macha allah mais du doy mais teewul vraiment des renforcement de capacité la par rapport à la bonne gestion de notre organisation paysanne. en tout cas yokk lu bëri parce que lu ñu soxla tey jii ci formation bi lu ñu ci séntu mooy nu gën a mën a saytu suñu ay kuréel. nga xam ne tey producteurs yi ñu nekkal di àndandoo di liggéey vraiment ñu gis seen njëriñ mooy saytu bi mooy ci gestion bi mooy vraiment wàññi les coûts de production te lépp loo xam ne facteur de production yoo xam ne dafay yokk dafay tax suñuy bénéfice di wàññeeku vraiment loolu noonu bu doon suñu soog a tey no facteur de production gën a wàññeeku ba nga xam ne ëllëg si bi lu ñuy am mu gën a bëre. lu ci gën a bees mooy tey noo ngi def réunion de comme ni mu ko waxoon léegi ci biir séance bi rek mooy réunion participative mooy tey noo ngi boole yeneen union hydraulique yoo xam ne noo ngi àndandoo di waxtaan xëy na bien vrai que ñun mën nañ tirer leçon ci union de Bundum parce que yàgg na fi surtout man Abdoulaye Diop yàgg naa ci union bi depuis 24 ans de carrière maa ngi fi di liggéey teewul xëy na am na ñoo xam ne ñu bees lañu mais teewul dañuy partager rek dañuy partager mën nañu am loo xam ne dañu ko jëlee ci man par rapport ak suñu doxalin am ñoo xam ne kuréel yu bees yu door a génn loolu daañu mën gestu daal seen nun ñu tamit dana am du ñàkk lu ñu jëlee ci ñoom parce que nit matul dara doyul chaque jour dañuy fexe vraiment di xool lu ñuy apporter lu ñuy jëmee kanam loolu ñuy xool teewul nag dina am kuréel bu ndaw boo xam ne ni muy doxee sax xëy na yow mi di mag
ay 20 ans nekk nga fi di liggéey wala 30 ans nekk nga fi di liggéey te doxaloo ko woon moom mu génne lu bees loo xam ne da nga ko mën roy pour apporter vraiment pour nga am solution bu rentable. waaw nguur gi war na mën dooleel SAED ci lii pour mu defal ko war na ko mën doole parce que am na yeneen yoo xam ne sax war na bu doole SAED eggee foofu war na mën a gën a avancer loolu parce que nit ñi duñu dëgër boo xam ni ak ñàkk gëm-gëm parce que ñi teew fi tey am na ñeneen ñu teew te ñàkk ñi teewul ñi pour ñu mën jëriñoo affaire bi mooy SAED am doole ba buñ ko wooyee ci daje yi muy ñëw bu ñu gisee kii defoon formation wax ñooñu bëgg a bañ SAED dëgg la ko kookoo itam SAED bu fekkee amul doole yi amul moyen du ko mën parce que lu ñu ñaan état bi mu doole pour mbéy mi dox nit ñi nekk xam ko il faut ñu am formation yu mel nii ñu am moyen yoo xamante ni ñii def formation yi daañu am moyen ba nga xam ne moo doy jàppale leen bu baax ba mën lii am parce que lii warul ñàkk parce que année bu nekk rek renouvellement bu nekk dana am ñu bees mais nag bu fekkee SAED bëgg na ko xam naa ne SAED yéeneem weesu na lii mais am. séminaire de formation de formateur la c'est-à-dire dañu permettre ñun suñ fi jógee alors ñu gën xool nan la ñuy gestion bu baax parce que xam nga lépp li ngay liggéey te amuloo ci xam-xam maanaam mën nga si am engagement te doo si def résultat. D'où l'importance vraiment de participer à ce séminaire jàpp naa ne suñu fi jógee nii tey suñu delloo suñu liggéey daañu ko gën a xoolaat naam séminaire maanaam le formateur am na yoo xam ni doon nañ ko rappel lay doon rek parce que xam nañ ko ba pare mais am na si loo xam ne aussi xamuñu ko woon te jàpp naa ne li ñu xamul moo ëpp doole li ñu xam tey kon suñ fi jógee incha allahu taala daañu gën a defar suñu liggéey bu baax a baax. mu nekk atelier boo xam ne bi atelier bu exceptionnel la boo xam ne bi vraiment atelier bu am fulla la bu am maanaa la bu baax a baax ci wàllu mbéy mi parce que tey boo seetee béykat yi xam nañu ne SAED taxawaat na beneen taxawaay boo xam ne bi am nañu yaakaar ne bu neexee yàlla xam ne bi fii ñu jëm moom lu leer lay doon ndaxte maanaam ki nga xam ci moom lañu yox SAED xam na ni lan mooy SAED te xam na lan mooy baaxal SAED te ku mu toog fii maanaam ci délégation bi xam na lan muy délégation donc tey nun li ñu wax rek ni mu ni lii bu continuer incha allah béykat yi daañu gën a xam seen gëdd daañu xam seen rôle daañu mun jël seen ay kii te daañu am mébét yu baax a baax ndaxte li ñu foog yëpp njëriñ béykat yi la. macha allah affaire bi nag ni ñu koy gisee dafa ñëw si waxtu wuñ ko soxloo waaw parce que ñun moom soxla nañ ko en tant que président union au Sénégal. parce que y a 2 ans là ñun ci li ñu amee union bi te mos ñu def benn formation donc bii bu ñëwee dafa ñëw si heure bi mu war a ñëw ñu soxla ko si heure bi ñu ko soxloo bon vraiment ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp daal lépp li nga xam ne daal mébét la te mu jëm si wàllu formation yi yàlla nañu ko pratiquer te mu jignu ma macha allah te ñoo daal ñu gën yoo yokkal capacité yi macha allah di gërëm waa SAED di gërëm waa CGR di gërëm ñëpp ñi nga xam ni assistant luñ fii daal maanaam. lan nga gis ci lu bees ci loo xamante ni si lu SAED yàgg di def la ndax lii masoon nañu ko defal nun ba mu jaraloon ko sax mu demoon wuti ay partenaires yu mel na Chica xam nga looy wax lu nekk da nga ciy am preuve dem na indi Chica ne que dama bëgg nga indil ma ay formateur ñu jëlee formateurs yi ci CGR indi leen au niveau de l'union de débit ticket ñu dalee ko ca base ba former groupement yi former section ya former union bi ci kuréel gu nekk nan lay doxale ba kenn ku nekk macha allah liggéey ci liggéey bu am solo moo tax tey bi ma ñëwaatee fii macha allah fekkaat loolu ñu koy doon yeesalaat franchement dama xam ni lii mbir mi tey man ci man nafar la ci man ndaxte SAED yàgg def lu mel nii taxawaayam bokk na ci pour réussir ci toute la chaîne des valeurs SAED taxaw na ci wax dëgg yàlla def ci la mu ci war a def bay réussite man ci am ci vallée bi service encadrement bi lu ko daleen tey gii boo gisee délégué ma ngi fi directrice ci biir salle bi ci suba ba léegi ànd ak baykat yi président union yi président groupement yi trésorier yi secrétaire yi yëpp ñu invité leen ci salle bi ñu nekk fi di échangeante la nga xamante ni si journée la sax boo xamante comme ni ñu koy waxoon tey kii SIFA moo ko waroon def mais xëy na am seen calendrier wala leen moo tax CGR ñëw jël ki ñoom ñu yóbbu SIFA le 26 kon loolu wax dëgg yàlla jéego la boo xamante ni si tey gënaat nammaat mbar mi la rek nu gënaat laxasaayewaat rek gënaat delluwaat ci kuréel yi pour rek di ko saytun boo baax a baax rek pour développement wu Sénégal pour l'autosuffisance en riz mën a jëm ci kanam loolu rek la woon. beneen bi ci des aussi di sant en tout cas rajo Saint-Louis ak wàllu digital mi nga xam ne li ñuy def nii yëpp ñoo ñuy permettre ñu mën ko diffuser mën ko wasaare ba béykat bu nekk même boo amul jot mën a participer boo toogee sa kawlal jël sa smartphone
mën a xam ce qu'on est en train de faire mën a jot ci recommandation yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax mais di sant aussi la direction générale mi nga xam ni programme bu ñu yëkkati ñu accompagner ñu ci faciliter ñu la mise en œuvre te jubluwuñ ci lenn lu dul en tout cas fexe ba en tout cas yaatal mbéy mi mais aussi augmenter production bi yokkaat productivité bi mu nekk njëriñu ñëpp ndax ñu mën a atteindre autosuffisance alimentaire en riz.